toujours l'information se suit donc ñu ngi fi nga xamanteni modi école Masser Niane mu nek na fi nga xamanteni mom la candidat Barthélémy Diaz ak ki nga xamanteni modi Soham Wardini dal dina ñu fi ni ci kanam tuuti inshallah dal di voter wu ci bureau de vote yi donc mu nek li nga xamanteni dina am importance waaye itam ñu ngi gis nak mu ngi am ben rupture d'information ndaxte tak der yi empêché nañ journalistes yi ñu dal di dugg fi nga xamanteni modi école Masser Niane donc pour mën recueillir des informations nettes et claires et fiables donc ci lolu nak batay ñu ngi fi di xaar di patienter ngir rek mën jël ñi nga xamanteni ñoo di candidat ki nga xamanteni modi Barthélémy Diaz waaye itam ki nga xamanteni modi Wardini di Soham Wardini donc mu nek li nga xamanteni toujours l'actualité se continue donc dina dal dina ñu ci kanam touti inshallah indal leen li nga xamanteni modi ay résultats yi nga xamanteni dal dinañ koy am ci élection bi waaye itam dal dina nek li nga xamanteni askan wi sénégalais yi ñu ngi koy xaar ndaxte ñepp soxal na leen ndax ñu xam résultat final bi nga xamanteni dal dinañ koy am ci élection municipale bi donc ci kanam touti dal dinañ ñu inshallah ci information yu net et clair. Toujours l'information se suit donc en exclusivité sur la TMS TV donc ñu ngi gis nga xamanteni modi papa yi Barthélémy Diaz di Jean-Paul Diaz donc ñu ngi gis nak mu daldi dugg ci bureau de vote numéro 5 donc mu nek li nga xamanteni ñoo koy sûr mu ngi nonu di voter donc ñu xaar ko mu ngi nonu génn. Alors, ça se passe sur la TMS TV. Monique Azilino. Alors, mu ngi noonu di dugal enveloppe bi ci biir caisse bi. Alors, on va le fichier donc on va le fichier Pardon, excusez-moi. Alors mu ngi noonu di dugg pour dugal choisir li nga xamanteni kooku la wara ki nga xamanteni mom la wara voter donc ñu xaar ko. Alors mu ngi def devoir de tout un citoyen comme bépp citoyen lu mu wara def manam voter. Chacun a son choix de choisir le candidat qu'il veut. Fatoumata Bintou Samb. Fatoumata Bintou Samb. SAMB. Fatoumata Bintou Samb. Bureau 4. Jean-Paul Diaz mu daal di dugg pour une deuxième fois pour mën a voter wu ndaxte ñaari yoon la ñuy voter donc premier vote bi def na ko daal di dellusiwaat daal di dugg choisir li nga xamante ni moo di ku muy voter donc ñu gis ko noonu mu génn waat pour mën a voter pour une deuxième fois.
alors mu ngi dellu si waat pour mën a def signature am maanaam émarger voilà yéen a ngi koy gis noonu voilà macha allah alors donc mu ngi marqué empreinte am li ma gis daal li ma gis mooy ñu ngi voté ci jàmm ñu ngi voté dans l'ordre aussi damay ñaan ñu continuer ci dans les mêmes conditions fii ba ngoon et je pense que buñ ko defee te amul kenn ku jéem a labaj quoi que ce soit je crois que à ce moment-là élection dana jaar yoon et résultat buy génn ñëpp dinañ ko accepter waaw. résultat yooyu ñëpp accepté ko mu jëm ci jàmm aussi est-ce que aussi am na message booy lancé. message bu may lancé mooy bu ñu buggee résultat bu ñëpp accepté il faut que mu nekk résultat bu normal pas résultat boo xamee dafa ànd ak ay njuuj njaaj voilà bu ñu fi jaaree yoon daal du am problème normalement loolu la war a am. est-ce que li nga gis nii sa xel dal na ci. pour le moment midi jot na ba léegi nii ci waxtu midi bi suma xel dal na ci. bon rythme bi ma gis affaire bi di fonctionner nii fii ba ngoon ñëpp dinañu voter. waaw monsieur Diaz lan ngay wax ñi nga xamante ne xam nañ ko ñi nga xam ne amuñu confiance en tout cas ci yenn institutions yi. mais il appartient aux institutions de prouver qu'il faut avoir confiance en elles c'est tout c'est-à-dire que ñu def PV yu boo xamee bu normal la nit ñi signé ko normalement mu bañ a am fraude mu bañ a am tentative de fraude loolu c'est classique. maa ngi ñëw fii nekk candidat au parti socialiste ñëwoon fii di voter pour fal maire voter pour fal conseil municipal bu bees bi ma ñëwee fii seetlu naa ne daanaka li ñuy jëwee Sénégal ci xarañ ci wàllu élection yëpp gis nañ ko fi dispositif bi nga xam ni moo war a def élection yi fekk nañ ko fii yëpp mot na bi ñu ñëwee tamit fekk nañu ne citoyens yi mobiliser nañu bu baax a baax pour ñëw voter loolu nag ñu koy rafetlu di ñaan yàlla rek mu continuer ba ngoon incha allah suñu tëjee bureau de vote yi ñu wàññi xob yi yàlla def lu gën rëq-rëq nag biñ ci gis rek du lenn mooy ci biir bureau de vote yi suñu équipe yi dañu constater nit yu bëre yoo xam ni ñi ngi jógee Géejawaay ñenn ñi jógee Pikine ñëw di voter fii te lii élection wu gox la élection wu voisinage la élection wu dëkkandoo la ku fi dëkkul waru fi voter pour choisir maire parce que da ngay choisir maire ci gox bi nga dëkk mu nekk loo xam ni seetlu nañ ko fii ci Mass Massaër Niane seetlu ko ci école Woré seetlu ko ci école Nafissatou Niang bu bëree dinañu ko saytu bu baax ndax ñi ngi jël ay liste ci nit yi nga xam ne ñooñu impliqué xool ban impact la mën a am ci résultat yi li ci des mooy wax ak population de Mermoz Sacré-Cœur bu ñu nangu ñu leen di tànnal ay nit yu fu dëkkul di leen tànnal seen maire ñi ngi tey ci digg élection yi nañu génn ñoom ñëpp massivement dem voter pour ñoom choisir maire bi nga xam ni ñoom moom nañu bëgg. donc mbokki internautes yi chaque jour ñu ngi ànd ak yéen di wéy di ànd ak yéen donc yéen a ko gis nag ki nga xamante ni moo di Alpha Bayla Gueye mu nekk nag candidat parti socialiste moom nag mu ngi xamle nag ni que li nga xamante ni moo di ci élection yi gis nañ ak ñeneen électeurs yi nga xamante ni daal di nañ jóge ci beneen gox daal di ñëw fi nga xamante ni moo di école Massaër ci li nga xamante ni moo di wàllum vote bi waaye nag mu ngi xamle ni xelam dalul ci loolu nag ni loolu c'est anormal que ni ñenn ñi di jóge ci gox di ci yeneen i gox di daal di ñëw fi nga xamante ni moo di Mermoz Sacré-Cœur donc nag loolu nekk na li nga xamante ni pointé na ci doigt ba tax ni nag mu ngi xamle ni askan wi ku ci nekk war nga tàmm li nga xamante ni moo di sa candidat waroo bàyyi keneen muy jóge ci beneen gox di ñëw di tànn li nga xamante ni moo di beneen candidat ci loolu nag daal dinañ rester toujours sur la TMS TV ñu bàyyi ba ci kanam tuuti ñu ñëw ak yéen ci beneen nit ak ci beneen candidat wala ak yeneen personnalité yi nga xamante ni daal dinañ bokk ci li nga xamante ni moo di élection locale yi. donc ñu ngi gis ki nga xamante ni moo di Zator Mbaye mu ne bu nekk nag candidat donc ñu ngi koy gis nag mu ñëw. mi mooy gis naa fi lu dal suma xel ci wàllu organisation amul benn rëq-rëq
gis naa fi également ne nit ñi génn nañu massivement pour ñëw voter si te loolu nekk na lu am solo li nga xam ne mën nañ ko wax ñun acteurs politiques yi mooy campagne bi def nañ ko ci jàmm jeex na tey jii fi ñu toll mooy nit ñi ñëw voter na nit ñi ñëw jàmm ji nga xam ne xew na fii na continuer ba ngoon incha allah su ma gañee bu soobee yàlla danaa leen jox rendez-vous à 20h ci sama permanence pour que ñu mën a talal loxo ñëpp te ma fàttali ne bu ma gañee incha allah juróom-ñeent yëpp dama leen fas yéene boole ci liggéey bi nga xam ne fas naa ko yéene ci 5 ans yi di ñëw. monsieur le ministre kenn ci candidat yi muy Alpha Bayla Gueye nekk candidat PS wax na ne am na ay coalition yu jëlee ay électeurs Guédiawaye andi leen fii ci commune Mermoz Sacré-Cœur cité na nag ñetti centre de vote lan ngay tontu ci propos yooyu même su fekkente ni. waaw xam nga man nag dama di kilifa te du ma wax lu ma amul preuve li ma mën a teg sama loxo rek laay wax donc dama jàpp ne daal li ma amal solo fi ñu toll nii mooy fexe ba waa Mermoz Sacré-Cœur yëpp génn ñëw voté su ngoonee ma gagné loolu laa leen di loolu daal moom amal solo. alors comme ni ngeen ko xamee kii di Bougane Gueye Dany Liberté 5 la daal di voté wu waaye dafa daal di ñëw def benn visite de courtoisie fi nga xamante ni moo di école Massaër Niane donc mu nekk li nga xamante ni lu rafet la ça fait partie de la citoyenneté donc comme ni ngeen ko xamee rek c'est le droit de tout un chacun comme en étant citoyen donc mu nekk li nga xamante ni mu daal di ñëw rek ngir rek def benn visite de courtoisie donc ñu gis ko nag mu daal di dugg ci bureau de vote yi donc dugg na ci bureau de vote numéro 2 daal di nuyoonte ak ñi nga xamante ni ñoo nekk foofu ci bureau de vote yi saafante ak ñoom waaye itam génn na mu ngi jubbali ci fi nga xamante ni ci yeneen bureau de vote yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci centre bi. alors yéen a ngi gis en image li nga xamante ni moo di Bougane Gueye Dany daal di ñëw fi nga xamante ni moo di école Massaër Niane donc ñu gis ko nag en image mu nekkoon di déewante ak benn xale bu góor je sais pas il se peut que ni moo nekk superviseur bi donc ci bureau numéro 3 donc ñu ngi koy gisaat itam mu ngi prolongé di dem voilà mu ngi avancé di dem. Bougane Gueye Dany mu ngi avancé dem ci beneen bureau de vote bi nga xamante ni numéro alors ci beneen bureau de vote bi nga xamante ni numéro 5 la donc daal dina fay dem ñu xool ko lan lay def. donc mu ngi déewante ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ci bureau de vote yooyu la donc ñu ngi koy gisaat itam muy avancé alors ki nga xamante ni moo di Bougane Gueye Dany lu muy déewante bëri na xamuñu lu muy déewante waaye mu ngi avancé ba tey rek daal di jëmale ci yeneen bureau de vote yi nga xamante ni moo nekk ci centre bile. dugg si na ci bureau de vote numéro 6 daal dinay dugg daal dinay taxaw jàkkaarloog bureau de vote numéro 6 il se peut que mu dugg il se peut que superviseur bu bureau numéro 6 bi la donc mu ngi am benn échange donc mën nañ jàpp ni que lii acte bu noble la bien vrai que ni ci Liberté 5 la daal di voté waaye terewul daal dinay def déplacement ñëw ci fi nga xamante ni moo di école Massaër Niane alors ñu ngi koy gisaat muy avancé. alors mu ngi avancé
Vous êtes avec le candidat de la coalition Gëm Sa Bopp. Voilà, nous nous après avoir voté, mais vous êtes candidat au CEDE. Je sais que vous votez nga nekk candidat ci commune bi yaa ngi def doxu même mais am na alors ñëw nañ ci bureau de vote numéro 7 mu daal di saafanteeg ñi nga xamante ni ñoo occupé bureau de vote boobule donc mu nekk li nga xamante ni lu am solo la macha allah. alors ñu ngi jëmale ci beneen bureau de vote numéro 8. alors gis ngeen ki nga xamante ni moo di Bougane Gueye Dany jóge na ci bureau de vote bi nga xamante ni mooy bureau de vote numéro 8 mu daal di saafanteeg ñi nga xamante ni ñoo occupé bureau de vote boobule mu nekk superviseur yi nga xamante ni ñoo yore organisation ci bureau de vote boobule. alors comme ni ngeen ko gisee en exclusivité sur la TMS TV mu nekkoon ki nga xamante ni moo di Bougane Gueye Dany mu nekk nag candidat bi nga xamante ni bokk na ci parti Gëm Sa Bopp donc nag mu nekk li nga xamante ni lu am solo la daal dinay ñëw def benn visite de courtoisie donc ci loolu nag daal dinay dugg ci bureau de vote yi dugg na ci bureau de vote yi nga xamante ni moo am fii ci école Massaër Niane donc mu nekk li nga xamante lu am solo la waaye itam li nga xamante ni moom la journaliste yi retenir daal di ne dànqaafu journaliste yi bañ a wax ci li nga xamante ni lu jëmale ci élection bi wala lu jëmale ci envergure li nga xamante ni moo di fi nga xamante ni moo di école Massaër Niane donc daal di nañ bàyyi ba ci kanam incha allah ñu ñëwaat ak yéen ci beneen information bi nga xamante ni en show fii ci la TMS TV. mbokki téléspectateurs yi toujours ñu ngi en exclusivité sur la TMS TV ñu ngi fi nga xamante ni moo di précisément école Massaër Niane mu nekk nag école bi nga xamante ni foofu la candidat bi nga xamante ni moo di Barthélémy Diaz foofu lay daal di voté daal di nañ gis ki nga xamante ni moo di Barthélémy Diaz daal di nañu ñëw pour rek voté wu Barthélémy Diaz mu ngi nag ci rang bi mu ngi ci kër bi donc def na acte bu noble acte de citoyen ñu rek topp ci rang bi donc mu nekk li nga xamante ni lu am solo la donc le candidat de Yewwi Askan Wi mu ngi nekk ci kër bi ngir rek mën a dugg ci bureau de vote numéro 1 bi donc mu nekk li nga xamante ni lu am solo la dinañ ko xaar ba mu dugg si daal di voté wu comme tout citoyen donc ci biir ñaari yoon la ñuy daal di voté donc loolu nekk na li nga xamante lu am solo la dinañ patienté xaar ko mu voté wu. ki nga xamante ni moo di le candidat Barthélémy Diaz le candidat choisi par Yewwi Askan Wi donc Barthélémy Diaz daal dinay pour li nga xamante ni moo di kër bi ngir rek pour mën a dugg si ci bureau de vote numéro 1 pour rek daal di voter comme tout un citoyen comme ni ngeen ko xamee tey nag dañoo nekk fête bi nga xamante ni fête de citoyenne la ñu nekk ci fête bi nga xamante ni fête de citoyen la ce qui montre la démocratie maanaam fête de la démocratie donc lu am solo la citoyen bu ne am na droit voter wu citoyen bu ne am na droit def li ko neex il a le droit de parler il a le droit de voter donc ci droit boobu nag loolu la bépp citoyen di def donc ki nga xamante ni moo di le candidat Barthélémy acte de citoyen boobu lay daal di mener ba tax ne ñu ngi koy gis nag ci kër gi ci fi nga xamante ni moo di bureau numéro 1
pour nag dugg si def li nga xamante ni moo di Barthélémy Diaz ngir mu gën a mu dugg pour voter wu loolu yëpp pour mën a libérer li nga xamante ni moo di salle bi. alors journalistes yi yëpp ñu ngi koy dar ngir rek xool li nga xamante ni moo di nu muy voter. doo ñëw ci kanam. alors Barthélémy mu ngi jublu daal di joxe carte d'électeur am mooy les membres qui sont chargés pour le vote. alors mu ngi jël fiche yi pour choisir le meilleur en tout cas. alors mu ngi jublu mu ngi jubbanti fi nga xamante alors mu ngi jublu fi nga xamante ni moo di fu muy dem pour choisir li nga xamante ni moo di le fiche bi nga xamante ni moom lay jël pour mën a dugal ci biir enveloppe bi nga xamante ni moom lay remettre ou mettre ci fi nga xamante ni moo di ci caisse. en tout cas pour remettre enveloppe bi fi nga xamante ni moo di caisse bi nga xamante ni moom lañu daal di bàyyi pour les votants comme ni ngeen ko gisee daal dinay génn dem di dugal li nga xamante ni moo di enveloppe bi ci caisse bi. alors alors moo ngi ñëwaat pour une deuxième fois pour mën a jëlaat encore li nga xamante ni moo di fiche yi pour dugg si encore fi nga xamante ni foofu lay choisir li nga xamante ni moo di parti bu mu bokk. alors yéen a ngi gis en image en exclusivité sur la TMS TV toujours l'information à chaud toujours l'information à chaud toujours l'information à chaud ñu gisaat nag Barthélémy dugg na fi nga xamante ni foofu la war a tànnee fiche bi nga xamante ni moom lay voter pour dugal ko ci enveloppe bi nga xamante ni pour mën koo dugal fi nga xamante ni moo di ci caisse bi nga xamante ni moom lañ bàyyi pour enveloppe yi nga xamante ni moom lañu war a remettre. alors journaliste yaa ngi xaar ki nga xamante ni moo di Barthé le président de Yewwi Askan Wi. donc il a accusé un peu de retard ou on pourrait même dire beaucoup de retard pour mën a ñëw voté wu. alors moo ngi signé moo ngi def signature
alors mu ngi signé bind tuuram ci liste bi. Imam Babacar ñu ngi bëgg a xam sa impression ci par rapport li nga xamante ni moo di vote bi la ñu bëggoon sa impression. waaw vote bi day mu ngi déroulé comme niñ ko yaakaare muy jàmm ji ñu ngi koy dox comme niñ ko waxee woon suñu candidat tamit ci commune Mermoz Sacré-Cœur muy Barthélémy Toye Dias di suñu candidat ci ville de Dakar nam ko débuté woon mu ngi koy doxe noonu mooy campagne ci jàmm voté ci jàmm gagné ci jàmm ñibbi ci jubilé ci jàmm ñibbi ci jàmm. loolu nañu incha allahu taala ñibbi ci jàmm ak salaam. kon wóolu ngeen seen. romb nañu wóolu suñu bopp sénégalais yi ñu wóolu d'abord Ndakaaru moo ñu wóolu toog di ñu xaar te yónni ñu kon li war mooy yonent bi ñu yónni ñu ne leen yonent baa ngi nii di ñëw te mooy à partir de 20h ou 21h maximum incha allah. waaye dégg nañ nee nañ am na ñi nga xamante ni jóge nañ ci beneen gox ñëwaat fii ci goxu Mermoz Sacré-Cœur ngir rek voté wu lan nga ñu mën a wax ci loolu di nga ko confirmer wala di nga ko. lu ma xamul day wala lu ma fekkewul du ma ca wax wóoruma ndax gisuma ko dégguma ko li ma wér te wóor daal Parcelles Assainies ak fi ñuy waxee Padois la xuma foofu moom yónni nañ directeur de campagne bu Barth mu dem am lu mu leeral foofu la muy leeral nag mooy bureau fictif lañ fa def te loolu gis nañ ko te lañ ca war a dox ña ngi ko cay dox muy Abass Fall ak ñamu àndal way voilà ci loolu aussi tam ci suñuy xibaar ci suñuy source gis nañ ni fi nga xamante ni moo di Ziguinchor daal di ne am foofu benn genre de fraude parce que am na ñi nga xamante ni déjà voté nañ leen te fekk ñoom sax dugguñu pour voter ji lan nga ñu mën a wax. loolu dafa am lu président Ousmane Sonko wax te ñoo bokk même xalaat su ma juumul 1500 la ñu wax te même bu ñu indi woon 4000 du tere bu 20h jotee danañ leen yenu teg ci suuf la ca des nag. loola dañ koy réglé te ñoo ngi koy réglé ci suuf ñoom waa Casamance li xew Dakar nag laa mën a wax information yooyu ni ñu ko jotee noonu laa ko jotee mënu ma cee sori waaye xam naa ni li ma dégg président Ousmane Sonko wax ko ci xalaat boobu ak jëf yooyu laa ànd. waaye dégg nañu itam li nga xamante ni mooy dañuy repousser maanaam li nga xamante ni mooy clôture bi parce que am na ñi nga xamante ni nee nañ 19h mooy clôture bi waaye nee na dinañ ko prolonger lan nga ñu mën a wax ci loolu ak lan nga ko gisee. waa ñun de li ñu gëm mooy bu ñu eggee 18h li loi bi wax. danañu tëj bureau de vote yëpp ak centre yi bu fekkee ne nag am na décret bu génn ci préfet wala lu mu mënti doon bu ko indee ñu war ca wéy danañ ca wéy comme nit ci ñëpp wéyee waaye li am solo mooy képp koo xamante ni dëkkoo fi doo fi voté. donc sa naataango di Djeneba Ndiaye jàppoon nañ ko yàggul dara ci wàllum li nga xamante ni maanaam dafa daal di def benn violence ci li nga xamante ni mooy wàllum incendie donc lan nga ñu mën a wax en tant que candidat mu nekk sa naataango lan nga ñu mën a wax ci loolu. waaw bu fekkee ni Yewwi Askan la bokk Yewwi Askan wi santaane wu ñu lakk santaane wu ñu dóor santaane wu ñu xaañ bu fekkee ni nag bokku ca def na lu ëpp bu ca bokkee tamit def na lu ëpp violence daal santaane wuñ ko doxuñu ci waxuñu ci parce que fi ñu jëm. àndut ak violence ndax des na tuuti incha allahu taala ndam li ñu yàlla jox ñu feete ko. alors comme ni ngeen ko gisee en image et en exclusivité sur la TMS TV mu nekk nag li nga xamante ni ki lay di le candidat de Yewwi Askan Wi di Barthélémy Dias mu nekk nag candidat bi nga xamante ni ñoo ko fal ñoo ko wóolu fal ko ba tax ni tey mu daal di ñëw fi nga xamante ni moo di école Massaër Niane daal di voté wu waaye nag bu mu dugg see daal di nay jubbalu ci fi nga xamante ni moo di bureau de vote numéro 1 daal di dugg fait l'acte de tout un chacun comme l'acte citoyen de tout un chacun donc def li nga xamante ni moo di acte de démocratie daal di topp li nga xamante ni moo di kër bi ngir rek mën a voté wu waaye nag ñi nga xamante ni ñoo nekk ci bureau de vote yi daal di dañ koy proposer en finale ci li nga xamante ni moo di mu daal di libérer la salle ci mu dugg voté wu loolu nag nekk na li nga xamante ni taskatu xabaar yi daal di nañ koy jël en image ci loolu nag bu mu génn see ñëpp a ngi foogoon ni dina jàkkaarloog taskatu xabaar yi waaye nag taskatu xabaar yi seen taxawaay jekk na waaye nag malheureusement pour nous que ni ki nga xamante ni moo di Barthélémy Dias daal dina ignorer totalement li nga xamante ni moo di la
presse moo di taskatu xabaar yi waaye ci loolu nag gis nañ ki nga xamante ni moo di Barthélémy Dias daal dinay dem gaawantu dem waaye nag ci loolu nag bu ñu weesoo ci loolu nag gis nañ li nga xamante ni envergure fi nga xamante ni moo di école Massaër Niane gis nañ ni ay beaucoup de personnalités yi nga xamante ni daal dinañuy dugg ñu ci mel ni Jean-Paul Diaz Barthélémy Diaz ñi nga xamante ni ñoo bokk ci benn parti gis nañ leen fii ak autant de personnalités yi nga xamante ni ñoo nekk ci ñoo nekk ay candidats daal dinañ dugg si fi nga xamante ni moo di école Massaër Niane daal di voté ci loolu nag mbokki internet yi ñu demaat fi nga xamante ni gis nañ ni li nga xamante ni moo di ay fraude bu ñu demee ci fi nga xamante ni moo di Ziguinchor gis nañ ni li nga xamante ni ay fraude la ndaxte am na ñu bëree bëri yi nga xamante ni émergé nañ à leur place bind nañ seen tour à leur place alors que ñooñu seen jëmmi bopp présent n'était pas donc mu nekk li nga xamante ni lu ñaaw a ñaaw la waaye itam ay fait yu bëree bëri nemmeeku nañ ko ci wàllum violence gis nañ ki nga xamante ni moo di Dieynaba Ndiaye mu nekk femme bi nga xamante ni candidate la voté na waaye itam teewul ñu daal di koy jàpp nañ ko ba instant bi mu ngi sous surveillance donc mu nekk li nga xamante ni loolu tamit nemmeeku nañ ko ci élection yi donc gis nañu itam ci suñuy xibaar ci suñuy source gis nañ ni que nee nañ dinañ repousser au lieu de 19h dinañ ko repousser il se peut à 20h donc nañ xaar résultat yi en exclusivité sur la TMS TV dinañ ñëw incha allah indil leen li nga xamante ni moo di résultat final yi.